téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu fi tey jii ñu am mbégte dalal Penda Seck Diouf nekk présidente nationale de Ëttu Jàmm ñu ñëw tamit lépp lu tax soxal wàllum élection législative yi ndax ñu ngi si ba tey di xaarani résultat yi nga xamante ni mooy résultat officiel yi commission nationale de recensement des votes ñu ngi ci tribunal bu Ndakaaru ci cour d'appel ngir saytu lu ni mel yooyu les résultats ñu mën ko xaarani fi lekk vendredi soxna si ma lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi Penda Seck Diouf. maa ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci invitation bi di nuyu sa téléspectateur yépp. très bien alors laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan bi dañuy teewlu ki nga xamante ni moom moo di cadre Désiré Ouédraogo jiite mission d'observation bu CEDEAO ak naka noonu bu Union africaine mu ñëw tamit si tolof yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci élection yi si micro Ami Diouf ak ki nga xamante ni moom moo di Augustin Mandang. Après analyse, la mission a fait les constats suivants. jàngat bi ñu def ci wote yi ñetti poñ la ubbiteeg bureau de vote yi ni anam wote yi tëddee ak ginnaaw wote yi ni ñu wàññee li nga xam ne moo di xob yi bi ci njëkk moo di seetlu gi nga xam te ne bi am nañu ko moo di bureau de vote yi teel nañoo ubbi diggante 8h ak 8h20 moo xam ci mbooleem bureau yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal doxalin tamit nekk na loo xamante ni bi jaar na yoon ak ubbite goo xamante ni bi gu matale la ñi nga xam ne nag ñoo di jigéen ñi bokk nañ ci ñi ci gën a ràññeeku moo xam ñi nga xamante ni bi ñooy saytu bureau de vote yi moo xam ñi nga xam ne ñoo fa teewal ñi nga xamante ne bi ñoo di candidat yi waaye tamit ñi nga xamante ne bi ñooy votekat yi ñoo ci gën a ëpp solo bi ñu teelee xëy ñi nga xam ne ñoo ñëw vote ci bëriwul waaye lu waxtu yi gën a dem lim boobu di gën a yokk loolee seetlu nañ ko ci ñi nga xam ne it ñoo doon saytu élection yi ak li nga xam ne la vote yi ci biir bureau yi moom nekk nañ ñoo xamante ne bi am nañu xam-xam ak xarañ def gu matale maanaam ñoom maîtriser nañ baax li nga xam ne noonu la vote yi tëddee li nga xamante ne bi it am na te ñu seetlu ko moo di am na yenn bureau de vote yoo xam ne dem nañ ca ñi nga xam ne ñooy dund ak laago yombaluñ leen ñu mën a wote ni mu ci ayib leen li nga xamante ne bi am na it moo di bi wote bi di jeex am na ñoo xam ne ci coalition yi dañoo teel a joxe ay résultats te loolee dëppwul ak li nga xam moom lañ doon xaar li ci des it moo di li nga xamante ni bi moo di taxawaay bi waroon a am ci ñun CEDEAO ak li nga xam ne jàpp nañ ko ci li nga xamante ni bi moo di saytu gi ñu saytu élection yi moo di li ci ëpp moom jaar na yoon te rafetlu nañu li nga xam ne moo di tëralin wi ak doxalin wi loolee jàngat loo xamante ni bi mission bi doon saytu élection yi fii ci réewum Sénégal te CEDEAO yabal leen fi moom la ñu seetlu ci élection yi nga xam ne doon nañ ko amal di législative 2022 yu Sénégal. Et transparent du scrutin et la bonne maîtrise. mu nekkoon cadre Désiré Ouédraogo ki taataan ay kàddoom di Ami Diouf ak Mafal Fall mu nekkoon ci caméra bi di gërëm bu baax di sant Cheikh Sall mi nga xamante ni moo ko tekki ci wolof. Penda Seck Diouf yow yaa jiite li ñuy wax Ëttu Jàmm jamono ji nga xamante ni ñu bëri ñu ngi sàkku jàmm daanaka ndax élection yi am na waaye coow li ba tey mu ngi fi laataa ñuy xuus bu baax ci yéen si seen taxawaay ci biir élection yi ndax bii du seen première expérience yàgg ngeen saytu yàgg ngeen tamit bokk si ay élection 2012 ak yeneen pàcc muy référendum beeg ak élection locale yeeg loolu yëpp am ngeen si expérience di élection locale élection législative ak élection présidentielle alors ñoo ko dégganoo léegi mu nekkoon cadre Désiré Ouédraogo chef de mission d'observation bu Union africaine ndax Union africaine ak CEDEAO dem ñu doon janoo taskatu xibaar yi di wax tamit lépp li nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci yële élection alors ci observation bu njëkk bi nga xamante ni ñoom wax nañ ko ànd nga si même vision la wala waaw ma dellu rek di la nuyu au nom de Ëttu Jàmm. Oui. La plateforme de veille des femmes. Très bien. Pour la paix et la sécurité notamment pour des élections apaisées au Sénégal. noonu nga ko wax noonu muy 50 organisations de la société civile sénégalaise et panafricaine. Oui. Coordonnées par Femmes Africa Solidarité. Avec l'envoyé spécial auprès de l'Union africaine. Ëttu Jàmm également nga xam ni comme ni nga ko waxee noonu yàgg na ci àndandoo ci saytu lépp lu jëm ci élection ak bokk ci processus électoral bi. Depuis 2012. dañ ko taxawal. oui 2012 élection présidentielle et législative yi 2014 élection locale yi. 2017 élection législative yi. même référendum 2016 bi. oui. 2019
élection présidentielle yi. Oui. locale bërki démb boo njaay rek. bu janvier 2022. ak bërki démb nag 31 janvier muy élection législative yi. 31 pour dire que juillet. ni ëttu jàmm moom yàgg na nekk ci saytu. très bien loolu nga maanaam léegi daal miin ngeen affaire yi miin ngeen nañ ko bu baax élection ci la ñu yi. nekk nga xamante ni si boobu ba léegi nekk nag ak ay observatrice yi nga xamante ni si bu ñuy saytu ñoo nekk ci ñoo di se Union africaine boobu nga cadré léegi. Oui, ak CEDEAO. wala ñëw nañu suñu salle de veille bi nga xam ni moom la ñu teg parce que dañuy teg salle de veille ci élection yi pendant taxaw ci jour scrutin bi di ko saytu ak di ko seet bu baax suñu saytu nag du nekk rek ak sunu seet ci élection yooyu du nekk rek ci jour scrutin bi sax. Oui. mais pendant toute la période préélectorale post électoral bi nga xam ne yaa ngi koy wax nii. Oui. nga xam ne ñoo ngi ci ñu ngi continuer ci saytu yooyu. ak bis bi nga xam ne nag mooy pendant les élections donc ñun noonu lañ ko ciy defee noonu aussi lañ ko ci liggéey noonu it lañ koy toppee. très bien élection alors si saytu bi yéen lan ngeen nemmeeku ginnaaw ba ngeen faram-fàccee lépp lu jëm ci wàllum processus électoral bi ak déroulement du scrutin yan rëq-rëq ngeen si nemmeeku ak yan avancée ngeen gis ci élection législative yu 31 juillet. waa xam nga booy jël élection yi. boo ko jëlee ci processus électoral bi ak suñu saytu ñun fi mu nekk ñun nga xam ne ñu ngi àndoon. ci processus électoral boobu dañ ko commencé ci pré-électoral maanaam ci campagne bi. campagne boobu dañ koo saytu doon xool di ci def nag ay appel aussi ak ay déclaration yu ëttu jàmm yu bëri yu nga xamante ni si ñu ngi woote que ñu am ay élection yu transparente yu démocratique ak yu nga xamante ni si jaar na ci yoon waaye tamit nag ànd ak jàmm ak salaam. ku nekk xam na ni élection moom indice d'avancée démocratique la pour un pays. Oui. ba nga xamante ni si bu jaaree nag ci jàmm ak salaam loolu la ñuy wut ndax gis nañu aussi ne élection ci la yu bëri di xewe rawatina boo xoolee rek ñi nga xam ne si ñu ngi ci dëkk yi nga xamante ni ñu ngi ñu wër. ku nekk xam na ni élection nekk na ay moment yu nga xam ne buñ ca jógee ay lu nekk day xew ak yooyu. Très loolu bien. moo tax ëttu jàmm doon ko ci période boobu da cay topp jour scrutin bi itam mu taxaw ci nag. nee naa la dañoo am 60 observateurs yu nga xam ne ay observatrices lañu ak 20 journalistes monitor teg leen ci Sénégal gi yépp ñu nekk ci au niveau de 350 bureaux de vote. di ñu xayma ak di ñu waxal à temps réel li nga xam ne moo xew ak naka la xewee. la ñu xewte nag ak li nga xam ne gis nañ ko moo di ne gis nañu élection yi jaar na ci yoon. ci kam ci liñ ñu wax. jaar na si yoon. jaar na ci yoon maanaam ànd na ak calme ak sérénité. très bien. ñi dem wote ji bi nga xamante ni dem nañu gis nañu ne matériel électoral bi. tegu na ci fi nga xam ne ñun moom la ñu observé gis nañu aussi ne personnel bi nga xamante ni si ñooy personnel électoral bi di saytu ak di seet. ak di ko topp di ko gérer ñu nga fa woon. gis nañu aussi ne lépp lu nga xamante ni si lu jëm ci jumtukaay la pour mettre pour élection yi nekk dans de bonnes conditions déroulé wu ci conditions yu baax gis nañ ko. gis nañu également ne ci personnel boobu sax am na ay jigéen. bien que nag jigéen ñi nag lu fa tuuti la ndax 36 personnel membre bureau de vote yi am na personnel bu nga xamante ni si ci personnel bi am na fa ay jigéen mais gis nañu jigéen ñi bëri wuñ fa 36% la buñ ko xaymaa ci seen kii donc muy jigéen ñi nga xam ne nekk nañu ci bureau de vote yi membre bureau de vote yi bëri wuñ fa. gis nañu aussi ne force de sécurité ñu nga fa woon pour xam naa ne taxaw ak di def sécurité pour que élection yi jaari yoon. très bien. waaw alors loolu yëpp nag gis nañ ko. Oui. ak yooyu. alors lan nan war a mën a améliorer. lan nan war a constat ya ñu constat gis yooyu. constat ya nga xam ne moom lañ ñu waxit nag moo di ne am na dëgg la calme amoon na ak yëpp mais amoon na aussi nag ay troubles mineurs. bu fekkente ni même bu fekkente ni lu nga xamante ni si dañuy téye naan ay violence la yu bëri mais xam nañ am noonu na ay trouble yu nga xam ne wax nañ ñu ko rapporté nañ ñu ko mu nekk ay trouble mais yooyu trouble mineur la li nga xamante ni si nag moom la ñuy améliorer nga xamante ni comme ni nga waxee noonu. Oui. ci yëf yi. moo di ne gis nañu ne naka la ñu pare rek ci vote bi nga xamante ni si fermé nañu bureau de vote yi ba yëpp kii. ñu ñëw gis parti politique yi commencé
di joxe ay résultats. justement foofu sax dañ fay taxaw tuuti Penda Seck Diouf moom mooy suñu gan ci émission Kennu Askan Wi moom mooy présidente nationale de Ëttu Jàmm alors lu jëm ci wàllum guerre des chiffres du ñu taay di ko wax ndax constat bi mooy ba résultats yi commencé génn coow li ni kur ñi nga xamante ni ñooy coalition Benno Bokk Yaakaar génn ak seen ay résultats coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu muy intercoalition boobule ñoom tamit ñu génne seen résultat ku nekk daal jàpp ni seen résultats yi moo baax yaa jiitu sa morom. waaye ñun dañu gis ne li nga xam ne moom la ñu constaté moo di dafa am ñii ngi naan bipolarisation ñenn ñi sax naan bipolarité boo xoolee dafa mel ne te 8 partis pourtant 8 partis politiques ñoo nekkoon en lice. Mais gis nga ni dafa mel ne ñaar rek ñoo ci nekk ci li nga xam ni moom la ñu remarqué ñu kii ko. loolu nga xamante ni na sa joxe résultat dañu ne li nga xam ni moom la ñuy recommander ak di ko wax moo di ne xam nga résultat ak taxaw xayma bi joxe ko dafa am ñu nga xam ne si ñoo ko yeyoo. gestion élection dafa am. que wax ni lii kat moo ca xewe ak chiffres yi di ko joxe ak na mu demee dafa am ñu nga xam ne si ñoo ko yeyoo. nañuy respecté te ñoom sax ñu ngi si jamono ji. waaw te ñu ngi si donc ñun appel bi moo di rek ñu def ndànk te respecté lu nga xamante ni si moo génn ci urne yi te ñi nga xam ne ñoo koy saytu te gis ko nga xam ne ñoo koy def ñu jox ñu ko. loolu aussi nag ñu ngi koy suivre te di ci def nag appel pour que yëf yi nekk ci calme parce que bi nga xamante ni si pare nañu. dañu gis une grande agitation un peu. de parti politique ku nekk di wax ne lii. ku nekk di tëb di dal waaw ku nekk mais ça se comprend xam nga kii la ñu nekk mais nag. du ma wax sax man tëb di dal xam naa ne loolu du ma ko wax. mais xam nan daal ku ci nekk. yaa nga coow li bëri trop. te loolu nag nañu xaar. effectivement ba nga xamante ni si joxe nañ ko. très bien ba tey nag ba pare ñu koy wax nag non seulement respect boobu mais également dans le cadre recommandation bu ñuy def nag foofu moo di ne. élection bu amee ba nga xam ne ay résultats ñu ngi koy joxe nañu bàyyi ña nga xam ne ñoo ko yeyoo ak ñoo ko war a jox. ñu joxe ko mais justement mais ñoom xam nañ loolu mais defuñu ko. xam nañ ni am na ñu nga xamante ni ñoom ñoo war a joxe résultats yi mais ñoom ku si nekk yaa ngi njëkkante di génne sa ay résultats. waaw moo tax na ñu defoon nañu appel ci loolu. tu jàmm daf koy yokk aussi di ko def. très bien parce que citoyenneté la ak démocratie. xam nga élection bu amee c'est l'expression citoyenne. Oui. donc bu nga xamante ni si loolu am na ñun nañu on fait appel pour que ñëpp rek à la citoyenneté. am na solo au sens de la responsabilité ba pare nag taxaw ku nekk ñu bàyyi ko ak la nga xam ni si moom la yeeyoo ak moom la moom. ñu def ko lépp a ngi fi am na bu nga xamante ni si ne yow d'accord ci ay kii yu kenn xamul ay recours a ngi fi ay lu nekk mi ngi fi. très bien alors mais yéen waa Ëttu Jàmm koy def comme yéen da ngeen tasaare si seen ay ndaw ci bureau de vote yeeg yooyu résultat yu njëkk yi lan lay wane ci jàngat maanaam mbir mi dafa seere. waa xam nga ñun li ñu gis mooy li nga xam ne wax nañ ñu ko ñu di ko suivre ñu koy relayer. moo tax ñu ne médias yi aussi médias yi ci seen am na ñu nga xam ne dañuy relayer sax di ci defaale ay jugement ak yooyu appréciation. yooyu yëpp ñoom waru leen. ak wax ay commentaire waa commentaire. waaw mais commentaire moom mën na am waa commentaire mën na am. ak i tendance ak yooyu. donc on a suivi comme yéen ni ngeen suivre yëpp ñu ngi taxaw di ko suivre ak di ko dégg. li nga xam ni moom la ñu dégg ak moom mooy li ngeen dégg rek ak li ngeen gis moo tax may la dafa mel ni bipolarité moo am ci fii. dafa mel ni booy xool ni. maanaam cohabitation daal dafa nar a am ci assemblée nationale moo fi nekk ak Benno Bokk Yaakaar dafay mel ni ñoom rek ñoo fi nekk alors que am na ñeneen ñu nga xam ñu nga ne cohabitation xawma parce que amaguñu li nga xamante ni si il faut que ñu am résultat yi. il faut que ñu am chiffres yi il faut que ñu xam naka la. ak ku nekk na nga xamee ni noonu la li wóor ba wóor daal moo di moom ci li ñu dégg moom xam naa ni moom nañu xam ne c'est peuple bi ci seen jëmm ñoom ñoo ñëw. ñoo tànn. ñoo teg ay ñu nga xam ne bëgg nañu bu ëllëgee ñu yore seen kàddu fële ca assemblée nationale ba donc nañu bàyyi et respectons li nga xamante ni si moom la ñu teg moom. très bien alors Penda Seck Diouf nga jiite Ëttu Jàmm yaay tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi nga ñuy suivre en direct si ITV canal plus 217 TNT 15 Eutelsat ak TV d'Orange alors jamono ji est-ce que mën nañu wax ni Ëttu Jàmm am na liggéey
ndax da ngeen di woote jàmm te jamono jii Sénégal dafa soxla jàmm. élection yi jàll na waaye ñu ngi si xaaragum résultat yi waaye ku jégi ku si nekk yaa naan yaa gagné est-ce que mën nañu wax ni ëttu jàmm am na liggéey jamono ji. ngir ñu mën a pacifier espace politique bi. am na liggéey parce que nee naan la ëttu jàmm moom bu ñu nee paix et sécurité ñun ci loolu la ñuy kii mais dañuy notamment pour des élections apaisées au Sénégal. et transparentes oui. Transparente, démocratique, juste et valide. Oui. Mais xam nga yooyu bu nga xamante ni si ñu ngi koy teg bu yeboon ñu ni am waa liggéey am na. parce que gis nañ ñu période post électorale xam nga gis nga bisu élection. dem voté ji la et cetera ñuy constaté. mais fii nga xamante ni nag moo di nag bu ñu ko defee ba pare ba nga xam ni résultat nga ak yooyu foofu nag liggéey ba ñu fa am ñun moo di appeler à la paix, à la sérénité et au respect de l'expression citoyenne. li nga xamante ni si moo génn ci urne yi di wax ni daal nañu moytu bu baax tamit nag période post électorale dafa nekk ay période yu fragile ak yu sensible. parce que dafay comme ni ma la ko waxoon rek xam nga élection moom indice d'avancée démocratique la pour un pays. dañ tey soxla nag transparence ak équité ak nga xamante ni si jaar na ci yoon. kon da nga bëgg a wax ni ñi nga xamante ni ñooy saytu résultat yi sas nañ leen lu rëy. naam sax fekkee ni yàgg nañ ko def mais bii ñu leen di ñëpp ñu ngi ubbi seen gët teg ko si ñoom di leen xaar. ñëpp ubbi seen gët teg ko ci seen te teg ko leen xaar na yëpp jaar ci yoon te transparence et démocratie. ñun loolu la ñu wax xam nga bu fekkente ni yëf leer na rek nañ ànd ak transparence ba pare nag équité am ba pare nag juste comme ni ñu ko waxee léegi wax du war a bëri. mais nag bu boobaa aussi nag ña nga xamee ñu ngi ko jëmale aussi nag ci ñun nañu d'accord nag te accepter aussi nag la vérité li nga xamante ni si moo génn ci maanaam urne yi su génnee résultat yi su génnee ku si nekk na nga nangu ni na nga nangu ci kaw mais na transparence rek na transparente rek na équitable te na juste te na nekk lu nga xam ne si réel na parce que xam nga léegi moom nit ñi dañuy daal di commencer sax di jëkkante gis nga bi ñu pare xam nga saa yoo paree ci vote ba pare bureau de vote bi dafay daal di afficher ni moom pare na et cetera ay kiyam daal di koy teg noonu ci bunt ba donc am nañu ay commentaires xam nañu nag lu bëri nag ba pare te xam nañu léegi avec les dañ ko relayer ba nga xamante ni yu ci bëri à peu près di nga xam ni lii la su ko defee nag ñi nga xam ne ñoo koy saytu ak ñoo koy yeggale ñoom dañ cay nekk di ko xayma moo tax ñu nekk ci gis nga dañ ni 72 heures après dinañ ko génne ñoo ngi leen di xaar fii ak vendredi ba xam lan la ñuy génne mais ak lañ ci mën a wax daal moo di ne moom transparence bu ci amee équité am ci démocratie am ci clarté mu leer naññ on fait nag appel à tout le monde. Oui. Bon appeler les populations à la sérénité vraiment et à la paix. Appeler les acteurs politiques ñoom ñi nga xam ne ñoo kii au respect de l'expression citoyenne. ak tamit ci seen discours. ci seen appeler à la paix. oui. ci seen discours yi ak seen kii loolu moom nga xamante ni si ndaxte boo déggee ñuy la ay élection yu jaar yoon ak yooyu dañu naan violence na ca génn. violence na dul violence physique donc. mais violence verbale. Oui. violence morale et psychologique. intimidation xëccu ay yu nekk nag ay wax yu nga xam ne ay wax yu bëri. manipulation ay tamit lu kenn xamul. manipulation moom mooy que moom bu amee rek da ngay xam ne kon transparence amu fa. moo tax ñu ne transparent des élections transparentes démocratiques équitable waaw loolu nekk noonu mais dañu ne violence dafa baaxul moom ci dara parce que violence verbale ak te nag dañu koy dégg nag dañ lay jaar ba élection tax ay violence am ca ay wax ay wax yu ñaaw ba nga xam ni ça touche même la dignité de la personne. taxaw di wax ay lu nga xamante ni si jaarul yoon taxawul fenn loolu nag day indi nag loolu nag mooy jax-jaxeel élection bëgg wax ni ay accusations gratuites des fois da siy am ci langue politique bi ku si nekk di xool noonu néewalee sama. waaw xam nga politique moom mooy politique mais nag bu ñu jàpp nag ni politique lépp ndem na ci discours politique bay mu permettre la ngay def yenn yee ka wax yenn yi. te dañuy dégg sax ñi nga xam ne langue gi nga xamante ni si et on fait appel ñëpp langue gi nga xamante ni seen yoon nekku ca ñoom bokkuñu sax dañu doon compétir wala dara. ay citoyen lañu mais nga cee dégg ay saaga ak ay wax ju ñaaw di ko jëmale ci beneen parti su ko defee
waxee koo koy daal di tontu mu daal di indi jax-jax bu nga xam ne maadintaali on fait appel à la population. ñoom tamit. très bien alors résultat yi nga xamante ni commencé gum na génn nànk-nànk laataa sax ñuy xam résultat yi tukkee ci commission nationale de recensement des votes lii di wane ni Sénégal dafa nar am assemblée nationale bu bees benn rupture benn changement bi nga xamante ni dañ ko fay nemmeeku mu nekk lu njëkk lii yëpp di wane ni Sénégal am na tamit amatina ndam ci wàllum démocratie. mën nañ wax loolu. ci wàllum démocratie moom loolu moo tax sax ñuy appeler à la paix fu ñu toll. di nga ci durant toutes les élections yi ñu kii it noonu lañ ko daan defee. suñu autorité yi reconnaître ko baax na te daan ñu seet bu baax a baax amul élection yi ñu def yëpp ñun ëttu jàmm suñu salle de veille ba autorité yëpp dañ koy visiter ak yëpp. démocratie ndax am na ndam ak yooyu loolu nag la ñuy ñaan te ñuy ñaan ñu koy wéyal. gis nga ñun dañoo am li ñuy wax ne dañu ànd ak dañu am un ancrage démocratique culturel moo tax dara waruñu ko tax ñu yàq ko te élection dafa nekk ay soo moytul rek mu nekk mu ànd ak tension kii lu kenn xamul donc loolu kenn waruñu koy yàqal beneen bi ngay wax nag naan dañu am assemblée bu nga xam ne bu yees gis nga bi ñu nekkee ci campagne bi ñu ngi leen doon suivre aussi di leen déglu te doo leen wax ni di leen wax ne ñoom lan mooy seen offre programmatique lan mooy seen programme ndax député bu nga xamante ni si kat da nga élu du peuple nga dem ci assemblée bay dafa am fu ñu lay xaar ak fu nga xam ne si loolu moo war a doon. alors da ngeen am déception par rapport ak campagne bi coalition yi nga xamante ni ñoom ñoo fi jaar juróom-ñetti coalition yi si seen campagne ak cadre yu ñu doon génne yow lu nga doon xaar amoo ko wala ci wàllum programme ak ay proposition de réforme jëm si askan. dañoo bëggoon na dégg ñun ay programme ay bëgg am na doon nañ ko def benn mais kiiwul dañoo bëggoon a dégg programme pas jëmale ko ci nan mais wax ni député mais élu du peuple bu nekkee fële ca assemblée moom lan lay def ak lan moo ko tax a jóg ak lan la war a def parce que attention assemblée dafa am maanaa. oui assemblée nationale dafa am maanaa dafa nekk une institution extrêmement importante foofu la ñuy voter loi yi foofu la ñuy contrôler. te ñoom ñoo fa teewal askan wi sax gouvernementale fa la ñuy def député bi dafa war a xam moom ëllëg lan lay def war na xam aussi lépp lu nga xamante ni mi ngi koy def est-ce que nekk na en conformité ak yooyu ak suñuy sart ak suñu sarti dëkk ak suñu sartu réew ak yooyu donc kooku député dafa am valeur bu kii fa la ñuy jëlee la politique. Du gouvernement kooku nga xam ne mi ngi voté nag loolu fa la ñuy voté budget fa la ñuy defe lii fa la ñuy defe la fa nga xamante ni si askan bi yow ñoo la ne nga taxaw pour ni ñun kat lii la ñu bëggee ak lii la ñu. mais malheureusement seetlu nañ fii si législature yi nga xamante ni moom moo fi jàll am na si ay députés yu nga xamante ni ngay wax ni xamuñ si dara. erreur a ngoog loolu baaxul moo taxit nag député dafa war a xam rôle am dafa war a xam lan moo ko tax a jóg. de programme yooyu nag bëggoon nañ ko dégg moom bu baax ci seen campagne dégguñu ko lu bëri ci bëri ay dégg nañu nag li ñuy wax noonu politique plutôt ay discours politique nga doon dégg ay lan ay troisième mandat bon ay troisième mandat yooyu nga doon dégg nañu itam ay yeneen ak yeneen ak ñëw aussi xam nga bi nga xamante ni si ñu ngi ci campagne bi dëgg la di wane dafa am yu nga xamante ni si beneen élection moo ko moom mais dégg nañu aussi au-delà de wane li nga xam ni moom la député war a def ak programme yi nga xamante ni moom lañ ciy xaar ci ñoom dégg nañu aussi ay yu nga xamante ni moom la président bi def wala dara ñuy wane li nga xam ni moom la président bi. mooy maanaam réalisation yooyu. déedéet du yooyu gis nga programme bi nga xamante ni ñoom lañ doon xaar bëggoon nañ koo dégg bu baax. ak ay yenn loi yi nga xamante ni si war nañ ko te wala war nañ faa def ay proposition de loi. ndaxte député loolu daf koo war. très bien nga xamante ni ay projet de loi dafay ñëw jógee ci exécutif bi c'est normal. oui mais ay proposition de loi daf ko député daf koy def par rapport ak li nga xam ne noonu la dëkk bi taxawee ak li nga xam ne mooy mais su weesoo député bi taxawaayam ak moom lu mu am digganteem ak peuple bi lu mu war a taxawee yéen lan ngeen doon xaar exactement jëm ci wàllum proposition yi nga xamante ne waroon nañ ko wax si mooy loolu ma la wax rek proposition bi moom par exemple mooy programme nga xamante ne yow da nga naan man
bu ñu demee. maanaam si programme yi defee nii. si programme yi lan ngeen doon xaar lan ngeen bëggoon candidat yi def ko. ñu wax député lan mooy cëram député bu demee di représenter peuple lan la fay wax lan la fay def lan la fay rapporter. ak naka lay compte parce que da dul vote des lois rek. oui contrôle aussi l'action du gouvernement. contrôle daf caa am. ak sayt budget bi da nga dañuy saytu budget ak yëpp et cetera te yooyu yëpp dafay nekk ci ñoom ak conformité loi yi ak yan proposition de loi am na ay proposition de loi yu nga xam ne xañ na dëkk bi dina ko soxla waaye dinañu waxal it ak sax bi li nga xamante ni sii kat ñoo xew ci seen ci dëkk bi ba nga xam ne ci action gouvernementale dina ci dem liggéey bi dina jëmale foofu et cetera. mais mën nañ dundee yaakaar que ni assemblée nationale bi di ñëw li ne mel dina jël en charge dina jël en compte sa proposition yi nga fi wax ni yëpp. xam naa bu ko jëlu en compte moom la ñu war a def de on attend. oui de l'assemblée et des élus des députés. que ñoom bu ñu taxawee dañu am ce rôle cette mission dañu am ce rôle de contrôle. dañ ko war a doxal dañ ko war a doxal. dañoo nekk ñoom dañuy nekk en commission ak yëpp xam nga léeg-léeg ñuy woon député yi ñu nekk à l'assemblée ay plénière lañ leen di gis. mais fekk na booba ñu ngi saytu ak ñu ngay liggéey. ci seen biir dañuy jaar commission ba pare. bëgg nañ ko soogay ñëw bëgg nañu aussi. waaw lenn aussi ëttu jàmm mi ngi koy wax de. xam nga député yi ñu ngi leen di élire. d'accord mais bu ñu ko élire xam nga commission ya ak bureau assemblée dina am. fu boobaa nag bëgg nañ ci aussi nag ñu parité parce que c'est des instances électives et semi-électives. parité maanaam fu góor taxaw. ca biir bureau assemblée kooku moom dama ko anticiper fi mu ne nii mais loola moom na ca taxaw parité comme ni ko loi bi waxee. ci instance élective yi et semi-élective bureau de l'Assemblée nationale ba na paritaire commission yi aussi bëgg nañ fa gis parité. te su doon seen sago sax xam naa ni njiitu Assemblée nationale jigéen lay doon. xaw ma lu muy doon de moom loola. xam naa moom loolu moo leen gënal. déedéet gënalu ma man su may wax parité mooy man citoyenne laa te su may wax je m'exprime en républicaine et en toute citoyenneté. donc ki nga xamante ni si moo fa nekk. bureau ba su fekkente ni président ba présidente la vice président ka cay topp ca moom góor lay doon. ka cay topp nekk jigéen et cetera noona bu fekkente ni góor la ka cay topp jigéen lay doon. parité la ñu wax ci instance élective et semi-élective loolu nag moom ñu nga cay taxaw xam nga vote yi ñun pour ñun jeexagul ndaxte bu nga xamante ni élire nañ leen ba ñu dem ñoom député yooyu. ba bureau yooyu war a taxaw ak commission yi ñun nag daañu taxaw ni leen parité na taxaw nag parce que loi la suñu dëkk ñu ko may c'est un droit bu nga xamante ni si loolu taxaw na te ñoom war nañ koo xam sax. nag war nañ ko xam ñëpp war na ko xam mais ñoom ñi ngay wax nii war nañ ko xam parité boobule su weesoo parrainage tamit parité boobu ñu woon na coow yi ci liste yi. moo taxit. ñu daal ne ay ca nangam mais na fekk mu di parité bu nga xamante parce que parité dañ la ne la parité gis alterné lañ la wax. donc amul ne dem nañ sax ba naan ay boo déedéet l'essentiel moo di ne nga am nombre de góor égal nombre de jigéen waxuñu loolu. parité dañ la ne ci liste yi na alterné. maanaam boo tegee góor teg jigéen wala nga teg jigéen teg góor noonu la ñuy def ba ca nombre ba impair ba bu ñëwee ba koy ñëw directement dafay daal di nekk de sexe opposé donc xam nga yooyu moom xam nañ ko bu baax gis nañ nag ci local yi ci seen bureau yi ak commission yi ñun dañ cee defoon ay kii yu bëri yu nga xam ne bi ñu ñëwee am na ci ay bureau yu nga xamante ni ak ay commission yi nga xam ne non paritaire automatiquement bi ñu ko dénoncé ñu def ci recours jóg ñu def ci recours am na ci ay bureau yu nga xamante ni si annulé nañ leen. Normalement c'est des bureaux illégaux parce que respecté wuñu parti dañ ko war a respecté. waaye nag lañ ca gis moo di gis nga bureau yooyu ba léegi ñu nga fa rek taxaw ni mëm te defaguñ ca dara fii nag nga xamante ni si daal élection yi moom pour jóge ci pour ñëwaat ci moo di ne ñoo ngi appelé daal à ce que. mu ànd ak dal ànd ak transparence ak démocratie ak leer naññ nag. très bien te ñu d'accord ko nag. alors yaa ngi wax sànq ba léegi mbirum transparence mbirum démocratie waaw. mbirum lépp lu jëm ci wàllum programme mais dégguma la nga wax mbirum bonne gouvernance te ku ni ëtt jàmm aussi point boobu nekk na point bu ko soxal. xam nga élection
xam nga wax naa la léegi ni la élection indice d'avancée démocratique la pour un pays mais gis nga élection dafa nekk lu nga xamante élection bu nga xam ne dafa démocratique transparent mooy indi légitimité ak légitimation légitimité de bonne gouvernance donc mooy tax institution yi ak ànd ak bonne gouvernance ñu accepté leen ko ak yooyu te loolu nag élection yu jaar ci yoon moo tax ñu koy wax ay élection yu nga xamante ni si xam nga ni leerul ba indi ay lu kenn xamul déet hold up moom xaw ma hold up kan moo koy nangu xam nga yooyu day daal di indi ay te ñoom commencé nañ sax génne kàddu yooyu waruñu koo génne xam nga loolu mooy langage politique bi mais xam nga hold up daf ci sax war a génn normalement booy wax démocratie di wax transparence kay di wax équité hold up sax waroo koo tudd déet loola daal na ñëw bu ñëwee nag ñu daal di koy respecté moo tax nag am na ñu nga xam ne ñu ngi koy on fait appel à ceux-là aux structures chargées de la gestion du processus électoral aux agents électoraux na yépp jaar ci yoon en toute transparence et démocratie su ko defee ñu daal di on fait mais teewul tamit su résultat yi génnee ñoom ku si nekk yoon may na la nga fekkee ni da nga bëgg def recours nga def recours. mu nga daal di jaar nag ci les voies de recours. xam nga yooyu mooy démocratie. gis nga lu nga xamante ni si gis naa ni lii kat am na ñu daal lay may nag xam nga jaar ko ci recours ba it boo ko fa jaaralee ca instance ya nga koy jaarale ne yëpp jaar ci yoon d'autant plus que daañu dem ba ci appel daañu dem sax ba ci conseil constitutionnel ci lay mujjee ñu xool ba xam. yëf yi kii na ba nga lépp jaar na yoon et cetera ñu doon di ko kii donc yëf yi moom bu nga xamante ni daal moom kii na ñi bañ a def wax aussi nag moo yooyu gis nga moo bi nga wax nii muy hold up bu mu jib de parce que yooyu bu jibee rek daal di dem ci nit ñi rek mais ñoom commencé nañ ko jibal sax ñoom commencé nañ ko jibal kenn naan hold up kenn naan dégg naa sa vol kenn naan kii xam nga des mots yu nga xam ne qui vole très bas des mots qui volent bas maanaam moo yu nga xam ne si dafa ñëw ay kii yooyu dafay indi ay ki nga xam ne ce langage là mooy indi ay yu nga xam ne ay nàngam mais lépp loo ci mën a dégg moo di jiix jaaxa bu mu ci am moo tax nag ñi nga xam ne ñi ngi koy saytu ak ñi nga xam ne ñoo impliqué ci loolu ben fi mu ne nii am nañ ñoom liggéey maanaam am nañ liggéey bu bëri ñoo ngi koy suivre ñoo ngi koy topp yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax alors yéen a ngi koy suivre yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax ginnaaw observation bi yéen a ngi si ba tey monitoring bi mais ëttu jàmm jamono ji lan mooy liggéeyam lan ngeen di def jamono ji tembe ëttu jàmm jamono ji tembe mi ngi ne xam nga ñu fi ne mi ngi ci kii électoral bi oui te kii électoral bi nee naa la processus la pré-électoral électoral ak post électoral. oui pareegul di su paree it ñu daay teg nag ci affaire paix et démocratie ñun on travaille sur les questions de paix et de démocratie ak sécurité tamit on travaille également parce qu'on est adossé à la résolution 1325 des Nations Unies oui nga xam ne femme jigéen dafa war a participer moo tax sànq ma lay wax ci parité dafa war a nekk ci participation à la vie citoyenne dafa war a nekk également ci prise en charge dafa war a nekk ci prévention des conflits donc ñun lépp lu nga xam ne ñun ëttu jàmm moom liggéeyam c'est sur la prévention sur la participation sur le leadership féminin également leadership des femmes en politique bu fekkente ni mu ngi ci yi ak vraiment seet di saytu aussi les kii de bonne gouvernance et cetera ñun ci loolu la ñu nekk bu baax a baax parce que loolu mooy sunu mission ñun mais tamit soo leen nekkee si wàllum paix et sécurité wàllum femmes yeeg ñoom seen wàllum bonne gouvernance mais droits humains tamit soxal na ëttu jàmm foofa nag la ëttu jàmm taxawee moo lu xam nga paix ak sécurité yooyu xam nga buñ naan paix ak buñ naan sécurité mais loolu droits humains moo la koy tax moo tax ñu cay taxaw te droits humains xam nga buñ naan la les droits moo tax ñuy contrôler gis nga di wax ni les droits civils et politiques les droits ñi nga xamante ni si de seconde génération entre droits yi nga xam ne ñu ngi ko tag ci droits humains yi ñun loolu dañ koy saytu dañ ciy nekk et dañ ciy def ay plaidoyer dañ ciy def ay lu nekk dañ ciy ëttu jàmm de la
paix et la sécurité mais jàmm ci lan jàmm ci le respect des droits jàmm également ci participation jàmm également ci la vie citoyenne jàmm également ci bonne gouvernance et jàmm ci la lutte contre toute forme de violence notamment nag fii dafa nekk ci violence électorale mais lépp lu jëm ci violence rawatina nag des violences faites aux femmes. mu nekk lu am solo Penda Seck Diouf présidente nationale de Ëttu Jàmm mooy tey suñu gan si émission kennu askan wi lu ñu desee si ay simili bëriwul alors message bi nga xamante ni moom la peuple bi lancé njiitu réew mi président Macky Sall wala ñu ni gouvernement Macky Sall ñoom ñëpp maanaam régime bi mu nekk message bi nga xamante ni fileeg 2024 ñoom war nañ xoolaat seen taxawaay bu baax a baax jëm si doxalinu réew mi lan ngay xaar si ñoom. waaw loolu moom bis bu nekk loolu moom du lii rek mooy. waaw mais xam nga dañ jógee ci élection locale. ñu jàpp ni ñoom dinañ am lecture jël ci leçon. mais mbir bi daf mel ne amul changement. lan lañ war a mën a def ngir baral mbir mi ba askan bi gis seen bopp. waaw li ñuy waxtaan moom moo di ne élection moom ak peuple bi moom saa yu exprimé woo. am na lu tax. am na lu tax mu exprimé wu. oui et que war nga koo déglu. nekk à l'écoute. loolu nag nekkute daf lay moom peuple bi moom nee na nangam loolu nag bu la ko waxee ba won la ko yow nag yaay jël nag léegi ay dispositions yu nga xam ne sax pour le peuple parce que tamit nag que ça soit l'exécutif que ça soit le législatif. Oui. Que ça soit le judiciaire mais xam nga lan la moo di ne lépp pour peuple bi la donc peuple bi bu la lancé dara da ngay xam ni lii lancé na la ko xaw ma nag lu mu ko lancé gu ndax gisaguma résultat mais xam naa ni daal li mu ko daal moo di ne expression population bi moom ñëw na par rapport à quoi nag la ñëw. par rapport à programme bu ñu taxawaloon ay programme nga xamante ne si ñëw nañu taxawal ko su ko defee ñu ne ñun kat ba ma ñëwee di jël sama carte lii moo tax ma teg ko ndax lii laa dégg comme programme wala dara. su ko defee yow di nga xam ni kat kii kat am na fu mu duut baaraam. tax alors da nga jàpp ni priorité yi nga xamante ni moom la gouvernement bi di def loolu askan bi daf si gisul boppam wala lan suñu politique publique yi dafa échec wala ak réalisation yi nga xamante ni régime bi def na ko ak gis nañ TER bi BRT bi mu ngi en cours gis nañ fi ay PUMA ay PUDC wala peuple bi dafa am leneen lu gën a jàmp lu mu gën a soxla jëm ci wàllu dund ak yooyu. peuple bi moom la mu soxla mooy askan wi nekk ci bien-être nekk ci jàmm nekk ci croissance nekk ci kii nekk bokk ci yëf yi te gis ci boppam bu baax a baax ci développement booy gis nag man na du ma dugg man ci loolu parce que. li tax doo ci dugg non li tax du ma ci dugg lenn la. moo di man xam naa aussi samay politique publique yi nga xamante ne ci moo fi nekk te xam naa it fan la accès. ci kii matul may wax ne document sàngam bu nga xamante ni mooy politique publique yi nekk ci parce que loolu aussi ñun dañ ciy travail te di ko xool. Oui. te di ko xayma ndax dañ li ñu les priorités en termes de développement pour les populations. te boo koy xool da ngay gis ni la transformation structurelle de l'économie et la croissance nan ñu am croissance et cetera da ngay gis ni la njàng mi santé bi ak formation yi. ak emploi yi surtout l'emploi des jeunes na jaar ci yoon et cetera mais dafa am it fu nga xam ne ñaan la bonne gouvernance na am institution yi respect des institutions ak nag paix et sécurité na am ak autonomisation des femmes tamit nag ci bu ñu fàtte kenn ne laisser personne en rade donc li nga xamante ni si moom loolu moom mooy développement mooy nga fexe ba nga xam ni sa peuple dina ci kii di nga répondre à leur priorité ba pare dinañ ci gis seen bopp te loolu aussi dina nekk foofu nag moom man kii ma bu dee ci élection yii daal nga xamante ni si ñu ngi koy teg bu ñu fexee dép loolu moo tax assemblée am maanaam parce que foofu la ñuy définir xam nga bu ñëwee waxee ni politique kay ndàngam lii la ñu ñëw ni budget bii lañ koy jox ak loi yi kat fii la nekk ak yooyu assemblée nag foofa nag la koy defoon naa càmbar ba xool nag la nga xamante ni si moom la peuple bi soxla ak wax kon nag ni leen ni lii kat war nañ cee liggéey parce que lii mooy priorité population bi. man lay gërëm baax di la sant la ngay jeexalee soxna Penda Seck Diouf. xanaa di wëlbati ko rek ak ëttu jàmm nii. di def un appel. ba léegi ndax ñun dañoo def appel moom la ñu def. mais dañ ko tàyyi ba pare dañ leen a seetit nag. acteurs politiques yi nga gis nii seet nañ leen. très bien. pour wax ak ñoom.
ay les jeunes ak ñoom ñëpp xale yi les catégories de la population wax nañu ak ñoom dem nañu ba nga xam ne les leaders d'opinion ñi nga xamante ni si war nañoo ñëw ko jël seen kaddu jëmale ko te mu seen kaddu mën a yegg pour que jàmm am ndax wax nañu ak ñoom ñun noonu la ñuy def dañoo dem ci askan bi di wax ak ñoom di appeler à la paix bi fii nag ñoo ngi koy gën a appeler mais ñoo ngi appeler aussi à ce que qu'on ait vraiment la vérité des urnes. nga xamante ni lépp daal li nga xam ne def nañ ko na taxaw pour que sunu élection yi nekk en toute démocratie et en toute équité loolu daal la ñuy ñaan. di ko gërëm ci jàmm ngi leen di nuyu bu baax a baax. 50 organisations de la société civile sénégalaise et panafricaine. taxaw nag boobu ba léegi nekk ci élection yi mais travailler également sur les questions des droits humains. de la paix et de la sécurité. am na solo di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Penda Seck Diouf présidente nationale de Ëttu Jàmm mu nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi mook téléspectateurs yi tamit amul seen fay di leen gërëm baax di leen sant Ndiaga Seck ak Fassal Diagne ñoo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Iba Mar Sène ci caméra yi Moussa Dia jaa ngeen jëf.